sëñ Adama dégg nga ko muy waxtaanee rek li nga xamante ni moo aju ci wàllu ndaw ñi ndax gis nañu ndaw Sénégal doon nañu ndaw yoo xamante ni sonn nañu ndax wàllum liggéey wàllum xëy lott nañ ci lool gis nañ ci ni nga xamante ni jëlee woon nañu gaal gi ay jamono ba ñu ci bëri ñàkk ci seen bakkan mu ni lu metti woon askan wi ndax njaboot yu bëri la laal yéen da ngeen wax ànd sàmm jikko yi dëgg la waaye tamit taxawaay gi nga xamante ni na nga koy taxaw ci li nga xamante mooy wetu ndaw yi ak nguur gi ni mu war a taxawee ndaw ñi lan moo ci seen jàng. jërëjëf dañuy commencer di sant sunu borom mi nga xam ni xéwal bu waaye am moom donc moo la ko may julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam donc di nuyu sunu gan yi nga xam ni gis nañ ci ñoo xam ni seen temps yëpp ñu ngi ko def ngir régler ay problème mu jeunesse bi problème mu ndaw yi yàlla na leen yàlla fay yàlla na yàlla gis loolu amiin man xaj na bu ma dul expert comme monsieur Sey tamit expérience dina maye tuuti expertise dëgg la ndax def naa immigration 15 ans te dama ko teel a def ba may génn fii 16 ans la am donc wàllu diaspora day mbir moo xam ni c'est sacré c'est-à-dire nañu war a fonke sunu ressources yi pétrole bi ñuy coow nañ ko war a fonke saytu ko noonu lañ war a saytoo diaspora seeni mbir parce que li ñuy indi ci dëkk bi daanaka xaw naa tolloog richesse u bi ñuy produire ci dëkk bi ñoom dañ ko fay jële di ko fii waaye man toujours li tax sama interprétation du day xaw a doy waar mooy man bu ma gisee situation ñuy attardé wu ca solution ya ak di ci débat Espagne jox nañ lii kii jox nañu lee man du ma déglu loolu du ma déglu débat boobu parce que man li may naqari mooy cause baa ngi fi cause bi jur musiba baa ngi fii nañu réglé cause bi bu ñu réglé cause bi dootuñu soxla ay Espagne di ñu may bañ naan ñëw yegsi na ak yegsiwul mooy li benn borom xam-xam di wax ni na mbirum nit ku ñuul li ñun suñu problème mooy li borom xam-xam bi ne mbirum nit ku ñuul yéem na ma ndax àddina bi dañ koo bañ ba pare mu wëbati ko bañ boppam mooy dañu am njiit yoo xam ni dañoo bañ seen bopp bañ ñu Louis Farrakhan mooy leaderu nit ñu ñuul ña ca Amérique dafa tëb ba càgg mu ni daal dëgg-dëgg Afrique suñuy mbokk lañu bu ñu leen jàppale kenn du leen jàppale wër milliardaire nit ñu ñuul ña ne Amérique yëpp ni leen dañ dem jàppale Afrique ñu jël ay milliards de dollars yenn ko ni nañ ñëw investir ni na dëkk bu mu dem boo waxee président ba pare président am ni ko lu ma ciy am mu ne ko déet mais ñun dañoo ñëw déen déwal ngay wax loolu ñu ne ko kon demal ak sa xaalis ba mu paree dafa am benn discours bu gàtt bu mu def mu ni le principal malheur de l'Afrique c'est des pays africains c'est qu'ils sont dirigés par des gens qui n'aiment pas l'Afrique musiba bi gën a mag bi dal Afrique mooy ñi ko jiite bëgguñu Afrique parce que suñu problème bu ñu ko régler dafa neex a régler tey par exemple da ngay gis nooteel gi nga xam maanaam président yoo am fulla la ñu amagul nooteel gi ñu nangu ñu koy noot comme ni ko soxna Awa waxe tey jii yow ñi ñuy rapatrier nii demal nga xool boo xoolee vol ba yëpp doo ca gis ñi am doctorat yu kawe yeeg yooyu c'est-à-dire la gën ci ñun ñoom dañ koy jël duñ ko rapatrier dañuy fi mu ne fuite des cerveaux moo am ñu ngi ngacc lépp la gën ci ñun dañ koy jël foofa bu ñëwee fii suñu richesse aussi jël li gën ci ñun fii li gën li ñu am aussi ñu jël ko yóbbu ci ñoom yooyu yëpp muy loo xam ni sunu gars yi ñoo leen ko may ndax ñàkk fu la tey par exemple seetal am na multinationale boo xam ne nañu Afrique fii 80% chiffre d'affaires am ay tubaab lañ de 80% chiffre d'affaires mondial am ñan la exactement mooy Bolloré 80% chiffre d'affaires am Afrique la koy defee mais ni na à la fin 20% rek lay investir Afrique maanaam yeneen 80% yi day dem dëkk ya nga xam ne defeewu ko ay Chine ak ay Inde di ko fa investir te pourtant fii la koy liggéey donc loolu yëpp day loo xam ni maanaam tey ñoo ko war a bañ bu ñu ko bañoon suñu problème dina régler ndax bu investiroon loolu fii rek kon du ñu am jafe-jafe chômage bu bëri bonne gouvernance dëgg la waaye tey nit mënu la
tey ji accord de pêche yi ku ne xam na ni xale yi moo tax ñuy dem. tey da ngay napp war a dem ba Mauritanie ñu la fay tirer ay bal te bu njëkk da ngay xëy ak sa gaal balaa tisbaar nga wàcc indi jën bu dul jeex. parce que ñoom léegi nag ka nga xam ni moo lay pousse ci injustice yooyu mënu la jàngal bonne gouvernance mënu la jox leçon parce que ñoom tey ñoom c'est-à-dire tubaab bi sax ils sont mal placés pour jox président yi suñu leçon parce que ñoom ñoo leen di poussé ci mal gouvernance fi may daanele mooy tey boo gisee dëkk bu mel ni Allemagne du nërmeelu Covid ak leneen a ci yem crise bu am ñooy numéro 1 ci économie européenne li tax ñu dëgër mooy seen état dañu imposer bépp société bu fay liggéey 15% ci sa liggéey da nga koy investir ci R&D recherche et développement maanaam da ngay par force financer xale yi pour ñu am ay projet pour ñu am xam-xam pour ñu développer wu nga xam ni dootuñu soxla di dem fenn donc yooyu aussi day fulla rek moo koy gérer bu ñu ko defoon noonu xale yi dootuñu génn fenn parce que li ñu fiy bàyyi ci ressource muy génn ak manque à gagner bi doy na de toute façon Fossa tout à l'heure dina am occasion pour répondre Alioune Sow oui enfin, par rapport à l'immigration, on parle aujourd'hui de l'arrivée également de la visite du Premier ministre espagnol. Oui. Convention signée. Oui, convention pourquoi? Pour en réalité négocier ba nga xam ne émigré yi enfin ñi nga xam ne ñu ngi nekk doomu Sénégal la ñu te nekk Espagne te certainement di leen xatal ñu jéem a seet nu ñuy organiser ci jàmm ak salaam pour indi leen amaana sànniwaale leen quelques weccet pour que ñu xale yi mën a toog fii ndax seen diggante ñoom ñaari pays ñu mën ko defar ba dara bañ a ñaaw surtout insister sur le fait que ni il faudrait que ñu jox leen weccet éventuellement même sûrement pour mën a calmer d'abord gouvernement yi en espérant que xale yi bu ñu leen indee aussi dinañ am assout bu ñu mën a bu leen mën a permettre ñuy suivre seen i activités fii ci seen i réew. loolu après dinaa ci laaj benn question sax le président c'est par rapport à ça. Absolument. Donc je espérais enfin je pense que pour loolu la. loolu moo fi ñëw j'aurais voulu avoir un premier ministre espagnol qui débarque au Sénégal pour carrément autre chose pour négocier xool exactement entre Espagne lan mooy rapports commerciaux yi xool nu ñu koy améliorer. pour que ñaari dëkk yëpp gis ci seen bopp ci yooyu lañ doon xaar waaye entendre ñëpp en tout cas Sénégal dégg ni premier ministre espagnol dafa ñëw pour xool nan la mënee xale yi nekk Espagne te mënuñu leen jox kayit te bëgguñu ñu toog foofu nan la ñu mën a organiser ak état du Sénégal pour que état bi engagé wu ñoom ñu jël leen indi leen fi teg leen te seen diggante bañ a ñaaw ñu yokk ci xaalis pour que éventuellement espérer que ni xale yi dinañ ci kii noonu lañ ko déggee bu fekkee dafa am leneen loo xam ne comprendre nañ ko à la limite nañ ñu ko leeral fii mais je pense que ni loolu principalement moo ko fi indi et je dis que c'est dommage parce que loolu waru woon nekk mbir mi encore une fois et on se rend bien compte que ni suñu njiit yi tooñ nañu tey tooñ ñu démb tooñ ñu bërki démb parce que bu ñu assuré woon la bonne politique dans un pays qui fait aujourd'hui 15 à 16 millions de Sénégalais amaana xañ na lii yëpp du ci am monsieur Mboup vous m'avez marché sur la langue parce que li nga wax yëpp pour éviter de le répéter je vais essayer de dire autre chose mais c'est d'une évidence que ni lii nga wax moom mooy dëgg li ñu war a def mooy ci biir Sénégal fexe def seen kamtalaay kàttan nan la réfléchir ci ay solutions pour que xale yi mën a toog fii ñu mettre leen dans les conditions pour que ñu mën a liggéey normalement aisément dans leur propre pays imaginez bien un pays qui fait à peine 200 000 kilomètres-carrés Sénégal 15-16 millions d'habitants la ñu am bu 5 millions de Sénégalais liggéeyoon normalement 5 millions de xale dem jàngi 5 ñu am 4 ou 2 millions et demi ou 3 millions de retraités ñeneen ñi muy doon les femmes wala ñi mënul liggéey ak yooyu le problème il serait résolu def na 15 à 16 millions d'habitants waaye loolu yàlla dafa def ni yàlla xëy na du yàlla ndax yàlla bay sa tool waaye il se trouve que ni depuis 15 20 ans 30 ans 40 ans en arrière c'est toujours les mêmes politiques ku ñëw indi sa programme et on se rend bien compte que ni xale yi chaque jour ñi ngi bëgg a dem mais xale yi il faut ñu dem immigré ji parce que xale yi dañoo juddu màgg ñu ne dañ leen di yóbbu école di vivre ci ay conditions yu métti ñii rëcc am ay diplôme ñii rëccuñu ku nekk ak ni la yàlla bindee waaye taxul ni ñëpp
ku nekk boo juddoo sa kër ak sa kër ndey ak sa kër baay bëgg nga réussir, bëgg nga am ay succès bu dee jigéen nga bëgg nga am li nga bëgg war nga mën a am li nga bëgg am sa jëkkër bu dee xale bu góor la war nga mën a am sa liggéey am ay jabar am njaboot am kër am confort, le minimum que j'appelle incompressible, Ramatoulaye. Ouais. Et pourtant ça fait des années que loolu mënul am léegi nag au lieu ñu négocier si nan la ñu mën a def pour développer dëkk bi jéem a wax espagnol yi jéem a wax français yi jéem a wax occidentaux yi en général comment est-ce que vous pourriez faire pour indi yenn entreprise yi ñu jéem a xool nan la ñu mën a collaborer teg ay entreprise ci réew mi parce que ñun am nañ ay opportunités suñu dëkk yaatu na c'est un pays à construire Sénégal muy Afrique en général dëkk yu ñu war a tabax la mais surtout le Sénégal ak aspiration yi mu am ces derniers temps ci wàllum ressources minières. Merci. Donc c'était une occasion une opportunité Ramatoulaye pour finir pour que Sénégal ñu xam ni li ñu war a def dëgg-dëgg mooy fexe def politique de jeunesse fexe def ba nga xam ne li fi manqué ñu bañ ko dem ci jënd bitim réew jéem a fexe ba tabax ko ci réew Sénégal mooy dëkk bu nga xam ne Ramatoulaye puso dañ koy jënd bitim réew ci 2020 pourtant yaa ngi doon wax jiit yi est-ce que bëgg nañ suñu réew monsieur Mboup mais jiit yi mënuñu bëgg suñu réew ndax doo mës a gis Macron wala kii ñëw fi démb nu mu tudd xaw ma Sanchez xaw ma lan premier ministre espagnol bi ñu ne ñëw dañuy jënd kër Saly wala dañuy jënd kër Ndakaaru wala dañuy jënd kër Tivaouane Peulh duñ ko mës a def waaye pourtant tous nos dirigeants xool leen monsieur Mboup monsieur Sey la moitié les 3/4 de nos dirigeants ici dans ce pays-là ku ci nekk muy socialiste yi muy libéraux yi ñoom ñëpp ñu ci bari amoon ay ndombol tànk amoon ay responsabilité amoon ay possibilité am xaalis ñoom ñëpp jënd nañu kër bitim réew muy France muy Espagne muy États-Unis muy Canada di fa fay ay impôts di continuer du dundalaat ñooñu kon li ñu war a def mooy se pose boo leen naaj ndax bëgg nañ réew mi luy faraxal li mu wax noonu dëgg la je l'ai suivi il a parfaitement raison parce que ku fi nar a indi dara sax ay responsabilité pour xale yi liggéey boo demee yow ci sa nguur yow en tant que sénégalais il faut jël luy faraxal nga teg ko de côté yow en tant que sénégalais tey boo indi woon yenn am ay investisseurs yu ñëw fii ñu bëgg ko yóbbu ci président de la république balaa kooku yegg ci président de la république sax li ñuy njëkk a def mooy ñoom ñaata la ñuy am ci commission ñoom nan la ñuy bokkee ci mbir mi donc ñoom ñoo bëggul seen réew Poutine am na lu mu wax pour terminer Vladimir Poutine nee na africains dañu bëgg Afrique juste rek quand ils sont morts pour leur cimetière pour seeni cimetière kii seen bàmmeel pour seeni bàmmeel kese moo tax ñuy bëgg Afrique waaye lépp lu ñuy def ci lu baax bitim réew lañ koy def ñoom ñooy jënd ay kër fu est-ce que yaa ngeen imaginer laaj leen homme politique bu fi ñëw fii yaa ngi ci nguur gi Ramatoulaye bu ñu ñëwee fii biir Walfadjri wala ngeen am possibilité laaj leen ndax am nañu kër France te kër yooyu ñuy am yépp cash lañ koy jëndee duñ ko leb cash lañ koy jëndee et je trouve que c'est une honte dans ce pays-là. Merci donc kële espagnol bi pour terminer. Merci pour terminer. Il est juste là. Espagnol bi il est juste là. Ouais. C'est un homme de gauche monsieur Sey mais il est là pour défendre les intérêts de son pays et je pense que Luis Sanchez a raison de défendre les intérêts de l'Espagne autant que les Sénégalais nos dirigeants n'ont pas le droit de le faire depuis 40 ans parce qu'ils ont une priorité sur leur propre destin familial faale wuñu Sénégalais yi. D'accord alors Oustaz dañuy ñëw ci yow tamit rek sa kàddu yow it ci li nga xamante ni moo di wàllum ndaw ñi ndax gis nañu ni ñoom daal lott nañu te manifester nañ ko sax jot nañ ko manifester ba njiitu réew mi génn ci 8 mars boobu di xamle ni naan dégg naa leen kon fi mu nekk ni jafe-jafe xale yi yàgg na dafa mel ni tey ji la gën a tar aussi. waaw soxna Rama maa ngi nuyuwaat. mbokk yi nga dalal yëpp di leen ndokkeel di leen ziar di nuyu it ñu bokkal plateau bi macha allahu taala di ñaan yàlla mu dolli jàmm ak naataange ci réew mi xam naa ni ma ko waxee woon am na jataay bu ñu fi mujjee daje di masawu bu baax monsieur Sey moom it tabarkàlla ci nattu bi nga xam ne daloon na ci kawam fan yële te ñu waxtaane woon ko ñaanal ko yàlla na ko yàlla taxaw yàlla sàmm ko te aar ko xam nga waxoon naa fi ci jamono yooyu ne Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum am na way wu mu bindoon ko ca 1960 way wa daf ko tàmbale woon ne yaa Sénégalu bakayta kulla bukain Serigne Cheikh daf ne Sénégal di nga jooy yu métte xawma dinaa fekke xawma dinaa wuute waaye Serigne Cheikh newoon na Sénégal di nga toog bëccëg nga jooy yu métte
mu mel ni dañ ko laaj ne ko maam Cheikh lan moo tax Sénégal di jooy ci buñ tolloo boobu jamono mu ne li tawaxuli shubbaani fil ba'sa suñ demee ba toll ci jamono boobu jeunesse bi dañuy aventuré wu la ñuy wax jëme seen bopp ci lu leen di alak ndax lan xajatuñ ci réew mi mënatuñ fee toog amatuñ lu ñu teddee Soxna Rama dafay metti ci ndaw tey boo seetloo sama classe gi yëpp bu ñu waree takk soxna sax dañuy jéem a xool jigéen joo xam ne jàpp na ci dara. ndax lan la parce que ñoom seen jëm mënuñu. cas social la ñuy amuñu xam nga tey ku sañoon booy takk soxna yaa koy yor waaye bu demee ba góor am idée wu ne man bu ma waree takkati soxna sax damaa war a gis ko am dara pour takk ko kon am na responsabilité bu dañ la ko indi mooy lam ko war a yoree xaj na nekku fi jàppul ci dara amul ci dara kooku bu déggee ñu ne xaj na dëkk sàngam ku fa dem da nga tedd ku fa dem da nga fa amee teraanga lii nekk ci boppam rek mooy mu jaayante dem suy neex day jaayante dem xam nga ñu ngi wax waxu gaal yeeg bato yi mais Rama ñiy dee ci yoonu suuf wi man am naa sama frère boo xam ne toog na plus de 8 mois yoo xam ne ci mbugal mu metti lay xëy ci lay yendu di ci fanaan buy woote téléphone day ñaan lu ñu dajale yónnee ko ngir ñi ko téye di ko mbugal mën koo libéré pour mu kon ne aw yoonam te du moom rek ay junni moromam di daj lool ngir lan njortu nañ ne réew mii ñu toog li nu fi gis dalul seen xel lan lañ fi gis waxoon naa leen ko fi da ngay juddoondoog nit ci koñ bi ngeen yaroondoo màggandoo nga dàq koo jàng gën koo correct mais ci ay période yu gàtt mu tedd am alal di la romb lan moo ko may xaj na dafa am ci parti bu mu dugg wala xaj na dafa dugg ci politique bi wala xaj na dafa dugg ci nangam moo ko may li mu am waaye bu fekkente ne sa xam-xam nga bëgg a yaakaar sa doole nga bëgg a yaakaar doo fi teddee pour nga tedd fi il faut nga nekk workat il faut nga nekk wurujkat il faut nga nekk tappalekat su réew demee ba tege foofu kenn mënatu la téye seeni ndaw ngir ñu toog defar réew ma te dañ toll ci jamono boobu bañ na ko ba domaine yëpp laa wax Rama bum ci doon ku ci ne yaa ngi xool foo mën a jaar ak say tappale pour am boo duggee ci école yi looloo fa nekk jàngalekat yi talatuñoo jàngale ndax lan njortu nañ ne toog ci école bi di jàngale di xaar salaire du leen tax a tedd kon nañu tappale wut fuñ jaar ngir tedd ñooña ñi ñu war a jàngal kañ la ñuy jàng ki war a faj nekk ci hôpital bi gëm ne man kat su ma toogee ci hôpital bii di faj respecté sama liggéey li ma fi war a jëlee weer wi mënta faj sama benn soxla ci tappale laa war a dund ngir tedd mu commencé tappalem foofa kañ lay dox nga ñëw ci diine ji sama classe yépp jàpp ne buñ toogee ci seen daaray alquran nekk nit ñu jub di jàngale tegu ci yoon du ñu tedd nañu nekk ay tappalekat ngir tedd ba kañ ñooña kan la ñuy gindi kan la ñuy jubbanti waa bu réew mépp demee noonu fépp feebarandoo mais kañ la ñuy faju wér du am il faut ñu dellu siwaat ñoom ñi ñuy jiite waxuma nag pour ñi fi nekk ak ñi fi paase ñuy bëgg a ñëw ñëpp gis nga damay wax ne Rama lim ñuy wan buñ soxlaa suñu réew mii ak di ñu ko dikk billaahi buñ toogoon sëgg ci benn ndaw dootu fi génn waaye ma al asaf dañ ñuy nax ku la ci jàngal programme am nga ne est-ce que waa jàngi waaye bu faloo ñetti at nga laaj ndax kii moo doon jàng programme ba nga xam ne moom lañ soxla woon ba teg ko ci réew mi nañu góorgóorlu ñu xam ne réew mi kenn du ñëw di ñu ko defaral du ay japonais yi ñëw di ñu ko defaral c'est naa leen wax na ko léegi kenn ku ne ci ñoom lii yitteem fii te mu soxla ko noonu rek lay dundee parce que dañuy dundu jën mooy lan ku ëpp sa morom doole rek reeree ko ku ëpp sa morom doole rek añee ko Baye bu saaxoon nag daana wax ne réew moo xam ne ku ëpp sa morom doole reeree ku ëpp sa morom doole añee foofu ña fa gën a néew doole dana metti ci ñoom waaye nag yàllaa ngeeg wër sëgëm woo xam ne fu waay nekk dana ko jox nañu dimbaliwaat ndaw ñi utal leen ci ñun jàpp dimbali leen gindi leen teg leen ci wallahi ndaw ñii di daw di dem ci àll bi ku ci mënoon a toog fii tedd pexe rek la doo génn dëgg la ku ci mënoon a toog fii tedd billaay Rama sori sa ndey sori sa baay sori sa soxna sori say njaboot ay at xamoo ci luñ nekk lekkuloo naanuloo ngay fanaan ci ay mbedd di fanaan ci ay mbaar di fanaan ci ay tali
wallahi boo mënee toog ci sa réew mi loolu gouvernement bi dañ ci ñëw